soir de campagne ñetteelu numéro bi mbokk yi xarit yi ñuy seetaan asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci journal bi ñu jagleel campagne électorale mu waaju ci kon ci voté député yu ñu dëgmal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet lay doon niñ leen ko waxee juróom ñetti coalition ñoom ñoo ca sóobu di dagaan baatu askan wi ka nekk ci ñoom la ñuy njëkkee tey muy coalition mouvement les serviteurs MPR tête de liste ba di suñu naataango Pape Djibril Fall kon mu nga woon ca diwaanu Kaolack foofee nag xamle na fa ne bés bu demee ca pencu ndaw réew mi ñii di soxna yi rawatina tuut tànk yi nee na dina leen jàppale bu baax a baax ndaxte li mu seetlu moom mooy ndaw ñi ak soxna yi aji politique gi dañ leen di utiliser rek ci lu jëm ci ay élection te bu jeexee dañ leen di faf ba te lu ni mel nee na faaw ñu dakkal ko Pape Mbaye Diaw toppoon na ci seen caravane foofee ca diwaanu Kaolack ñu teewlu. Kaolack capitale africaine la du capitale sous-régionale la du capitale du Sénégal rek ci wàllu économie am ko joué rôle bu am solo ci histoire du Sénégal waaye dafa nekk rek beneen taxawaay boo xamante ni war na ko am ci wàllu potentialité yi nga xamante ni am na ko donc potentialité yooyu nag bu ñu ko exploité dafa war a dimbali jigéen ñi ñu gis ci seen bopp dafa war a dimbali aussi ndaw yi ñu gis ci seen bopp mais dafa war a dimbali aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy les personnes âgées ñu mën ci gis seen bopp ba ci les personnes vivant avec un handicap yi nga xamante ni duñ leen bàyyi xel souvent te lu am solo la au nom d'une justice sociale politique inclusion la te loolu ñi ñu xam yëpp xam nañ ne yëkkati woon nañ suñu kàddu jëmale ko ci loolu lu jiitu ñuy bëgg mandat donc mandat bi it suñu ko amee dinañu permettre ñu gën koo yëkkati jëbali ko ci kaw tey ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax bi ñu ñëwee Kaolack fekk nañ fi ay ñoo xamante ni fëkk yóbbuwu leen waaw xel ak xalaat ak waxtaan bu am solo moom la ñu am ak ñun mu nekkoon benn il n'y a pas de développement sans la participation effective des femmes te loolu du slogan loolu du solidarité envers les femmes c'est une obligation si on veut se développer il faut que ñu bàyyi di leen utiliser en politique ku ñu xam-xam ne suñu xeex yëpp ndaw ñi la nanguwuñu ku leen utiliser ci politique nanguwuñu ku leen jëfandikoo nanguwuñu ku leen def chair à canon waaw dañoo bëgg ndaw ñi ñu amee seen gannaaw Kaolack dañuy xuus ba léegi ci campagne électorale gi dem ba ci diwaanu Tivaouane foofee nag ak coalition Benno Bokk Yaakaar Mamadou Diagne Sy Mbengue Abdoulaye Ndiaye Ngalgou Seynabou Gaye Touré Diop Sy ak itam Abdou Ndéné Sall nga xam ne ñoom daanuñu woon laale wante bi yoon nag mu mel ne dañoo lëkkaloo booloo ngir coalition Benno Bokk Yaakaar jël ndam li foofee ca diwaanu Tivaouane ñu ne nag kon loolee dinañu def seen kéemtalaayu kattan ba jox président Macky Sall lii di majorité foofee ca Assemblée nationale Cheikh Anta Diop moom moo ne woon ci diwaanu Tivaouane ñu teewlu ko. Diop Sy Diagne Sy Mbengue Seynabou Gaye Touré Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ñi nekkoon ay adversaire démb bi ñuy xëccoo mairie bi tey jii ñoom ñépp ñoo ànd ngir jàppale président Macky Sall. ñuy wax waa Tivaouane ni leen suñu ànd bii ñu ànd du ànd façade ànd bii ñu ànd soo gisee ku nekk yàkkamti ci parce que moo nekkoon ci sa xol. tey nag dañuy sant yàlla bi ñu ko yàlla defalee li ñu boole ñu def ko nag Tivaouane la mais avenir u Sénégal la. xëy na du élection présidentielle waaye parlement Sénégal assemblée lañ ci am mooy liy dooleel un président de la république ñu gis ni yàlla boole nañu ak koo xam ni muy le président de la république Macky Sall jaar-jaaram kenn waxatu ko adduna bi laa wax président de la république yi fi ne kuy xool jaarale moom la yàlla wërsëgale mu am fu mu jaar ba nekk président assemblée soog a doon président de la république am benn dimension internationale boo xamante ne nii raar na président de la république am ko. Diop Sy jamono yi moom moo nekk maire Tivaouane gis ne njiitu réew mi di président Macky Sall dañ ko war a jox majorité ci assemblée nationale ndax jëf ji nga xamante ne defal na ko waa Tivaouane. ba ci liste nationale yi ngeen xool ñaata doomu Tivaouane ñoo si nekk ak kan fa nekk ak ban position la nekk élection loolu lay jëriñ def leen comparaison dañu gis Macky Sall muy liggéey dama leen wax ne que man. CPGE mësuma dem élection député ànd ak kenn saa yu ma mësaan dem élection député man kenn maay dem def naa ko 10 ans nekk naa 2 fois député bu ma bàyyee loolu ma doon def dellu si ñëw ànd ak Macky Sall damaa gis lu ma doy moo tax. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou di coordonnateur communal bu Benno Bokk Yaakaar comité bi ñu tabbu ci campagne bi gis ne responsable parti coalition yi alliés yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp nag ñoo war a nekk benn dànk jàppalante ngir ñu indi majorité bi jox ko Benno Bokk Yaakaar fii ci Tivaouane.
Cheikh Anta Diop beneen coalition mu di waa naataange ñoom nag ab doxu nemmeeku la ñu amaloon jëmale ko ca mécanicien ya nekk fële ca Sodida foofee nag njiit la di Mamadou Diallo moom la mu xamle mooy bés bu yeggee ca pencu ndaw réew ma ñoom mécanicien yooyee dina leen jàppale bu baax a baax taxawu leen ci seen wàllu tàggatu maanaam wàllu formation gi leneen lam ca teg mooy dina def kéem kattan itam ba ñu jëmmal ab banque boo xamante ne mécaniciens yi ñoo koy tax a jóg naka noonu itam ab coopérative boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu koppar ñu yombalal leen ko bu baax a baax Maymouna Ndiaye ak Ababacar Camara ñoom ñoo àndoon ak moom ci doxu nemmeeku gi. ab tàggatu boo xam ni dafay ànd ak gunge loolu la docteur Mamadou Diallo am yéene defal mécaniciens yi nga xam ni ñoom ñoo féetee ci Sodida. naka la ñuy taxawoo ndaw ñi naka la ñuy accompagner la jeunesse sénégalaise ngir ñoom seen wàllu bopp lu ñuy woowee le taux de chômage mën a wàññeeku ndaxte ku am métier di nga war a mën a jóg dem daani sa doole. leneen lu mu jëbal ci doxu nemmeeku bi nga xam ni mi ngi ko amal ci biir campagne bi mooy xanaa kay ñu taxawal ab banque boo xam ni daf leen di gunge ñoom liggéeykat yi. ndimbal gu njëkk gi nag mooy organiser waat leen seen biir ngir ñoom ñu mën a am coopérative bu leen mën a permettre ëllëg ak si biir ku ci dem ba à la retraite wala nga am lu ñuy woowee accident de travail ñu mën a jël fonds yooyu noonu mën ci bénéficier wu mën ko jël aussi mën ciy jàppalante seen biir ngir ñaanuma ko suñu borom waaye ci àdduna la bokk mooy ku ci wàññeeku ñu mën a jël ci fonds yooyu noonu di ci dem. Ibrahima Ba moom mooy chefu garage bi mu ñuy wax fii li leen gën a soxal. lu amul suivi du dem c'est-à-dire ki boo ñëwee boo ko financé tamit nga jox ko xaalis aidé woo ko nit ki boo ko joxee xaalis na nga ko da nga koy financé aidé woo ko un jeune ci lu doon donc xaalis mu dem jël mbënd bi dem yoonam da nga koy aidé si ni muy liggéeyee nga oo ko ne ko lan nga soxla jàngal ko xam-xam yaa ngi dégg dolli xam-xam même boo may xam-xam nga dolli xam-xam jox ko matériel bi ne ko liggéey ci. bu ñu noppee fii coalition naataange nee nañu dinañu wëyal seen agenda bëgg nañu nag secteur yëpp gis ci seen bopp. Maymouna Ndiaye niñ koy defee ci numéro bu jot dinañ dem ci benn gox wala goxaan fekk suñu benn naataango tey jii nag diwaanu Matam la ñu jëm foofee nga xam ne écurie politique yi ñëpp ñu ngi fa di dawal kon seeni programme bu baax a baax bu yàggul dara suñu naataango mu ngi woon ak tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar mu di Aminata Touré kon diwaanu Matam la ñu jëm en direct fekki Ali Bandel ñaa Ali Bandel maa ngi lay nuyu. Ibrahima Kane maa ngi leen di fay di leen dalal jàmm fii ci région bu Matam ni ngeen ko xamee rek campagne électorale bi ci juróom-benneelu fan bi fii ci région bu Matam daanaka léegi la ñu daal di gunge tête de liste Benno Bokk Yaakaar soxna Aminata Touré depuis démb ba léegi mu ngi fii ni ki démb wër na département bu Matam waaye ren waa Benno Bokk Yaakaar daanaka dañoo prioriser ay caravane maanaam ci fukki communes yi nekk ci région bu Matam daanaka fu mu yegg dafay fekk responsable politique yi nga xam ni ñoo bokk ci coalition boobu saafonte ak ñoom jox leen micro ñu wax moom it mu wax ci li nga xamante ni moom mooy li ko yëkkati waaye bi muy dajeek taskatu xabaar yi démb ci fin de journée bi Aminata Touré moom dafa ne waa Sénégal nañu bàyyi di jàpp rek waa Fouta ni ñu jàppee Macky Sall dafa fekk ni dafa cosaanoo si seen biir nee na loolu du loolu rek li mu koy firndalee mu ne Macky Sall dafa liggéeyal waa Fouta ndax ci 2012 mu jëlee lenge yeeg léegi daanaka ci la soppi xar kanamu diwaanu Fouta rawatina région bu Matam ba sax mu ne département bu Matam 95% moom waruñu ko yées ni ki tey nag bi ñu yeewoo suba ba léegi ñu ngi ànd ak moom département bu Kanel fi nga xamante ni tête de liste bi di questeur assemblée nationale di Daouda Dia ak Racky Diallo nekk ci biir commune bu Kanel ñoom ñoo ko gàttandu ci dëkk bi di Sinthiane ñu daal di ànd ak moom mu defee ko comme ni mu defee woon département de Matam waaye bi ñu yeggee ca Wendu Boseyabe doon dëkk Daouda Dia fësal na fa nag njàppandalu ki nga xamante ni moo di Arouna Dia di émigré bi nekk ca Burkina Faso ànd bi muy ànd ak président Macky Sall mu fàttali nag département boobule ñoom gën nañ ko gañe sax laata ñuy jël nguur gi moo tax mu ne sas na leen 97% ci élection yi ñu dëmmal gannaaw loolu nag Ibou Kane ñu wax ci ñeneen ñi mu di liste Yewwi Askan Wi tey jii ci njiitalu Banta Wage mi nga xam ne mooy tëdd liste bi ñoom it ay caravane la ñu xëyee ci diwaanu Dandemayo bi rawatina dëkk bu mel ni Ngidjilone ca département bu Ranérou tëdd liste coalition Yewwi Askan Wi moom dafa dem jógee Ranérou dem ca fi nga xam ne moo di Vélingara depuis démb fas yéene faa def ñett fan di def porte à porte di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo di askan wi waa Aar Sénégal ci njiitalu Amadou Dia ñoom tey porte à porte la ñu yendoo ci biir dëkk bu Ourossogui suba ñu fas yéene dem ci diwaanu Matam waaye
waaye bu ñu méngalee li nga xam ne moom la ñu faral di gis ci jamonoy campagne électorale Ibou Kane mun nañu jàpp ni ambiance bi ñu doon gis bi ñu doon faral di dund amagul ba léegi waaye ñi nga xamante ni ñoo di coalition yi ku ci nekk yaa ngi daas sa paaka ndaxte nee nañu waa Benno par exemple nee nañu suba la ñuy amal seen meeting départemental ci njiitalu député bi di Farba Ngom ci Ourossogui te maître Moussa Bokar Thiam daal di koy organiser ci stade Ourossogui waa coalition intercoalition wàllu ak Yewwi ñoom programme bi ñu ma mujjee envoyé dimanche ñoom la ñuy def lu ni mel ci biir Ourossogui toujours ngir kon ñu mën a fësal seen ànd bi ñu bëgg a ànd jëm wutali li nga xamante ni moo di élection législative yi Ibou Kane maanaam ci tënk lii mooy li ñu mën a jàppandigum tey mu ñeel activité campagne électorale bi fii ci doonu Matam. jërëjëf Ali Bandel Niang mu ñëwoon ci tënk lii de campagne électorale bi ak ni mu koy amalee foo fekkoon ca diwaanu Matam. ñu yegsi ci nataalu bés bi nag tey ji kenn la koo xamante ne moom dañ ko samp ci liste nationale bu intercoalition Yewwi Wallu mu ngay wuyoo ci turu Aminata Dieng moom Aminata Dieng soxna la soo xamante ne ñu ngi ko ràññee bu baax a baax ci wàllu social pur la bokk muy formation politique am wante ci élection locale yi ñu génnoon nag dafa def kéem kattanam ba nga xamante ne ñoom coalition bi Yewwi bi mu nekkoon ñoo gañe woon kon ci diwaanu Yoff mu ne nag lu ni mel la bëgg a dàbbaliwaat ci élection législative yi ñu dëgmal Modou Fall moo def nataalam ñu teewlu. ñu investir ko ci liste nationale suppléant bu coalition Yewwi Aminata Dieng ñu xam ko ci nit bu ubbeeku nit bu mën a dimbali waate ay ñoñom yëkkati li ñu mel mu dugg ci politique gannaaw ba muy am ñaar fukki at ak ñaar boobu ba léegi tey jii mu bokk ci yaakaar yi nga xamante ni moo di coalition Yewwi Askan Wi Aminata géntam mbébétam moo di doon député yegg ci assemblée nationale ngir changer yëf yi. 22 ans laa dugg ci politique fekk ba ko ci sama ay waajur kenn musul politique man dama gis doxalin bi nekk ci réew mi ma xalaat ne man su ma toogee sama beneen moroomu jigéen toog keneen toog bu ëllëgee dama jàpp ne damay nekk responsable dama jàpp ne war naa mën a dugg jàpp keneen jàpp pour ñu mën a changer doxalin réew mi. loolu ma waral ma dugg ci politique te boobaax léegi rëccewu ma ko séentuwuñ ci lenn lu ñu am parce que macha allah suñu borom teral nañu lépp lu ñu soxla mu ngi faju waaye dañu jàpp ne réew mi ni muy sooxee dafa xaw a des moo tax ñu jóg pour def ci suñu kéemtalaay kàttan. juddoo Jolof Aminata jaar na ci yenn bërëb yi moom nag mbaaxam tax ñu xàmmee ko ndaxte dimbali doomu Adama doon na lu koy bégal. juddoo Jolof yaroo Tivaouane jàngee Tivaouane aussi waaye ñëw aussi ci Yoff gi Ndëngaañ dama fi daan ñëw sama kër maam Mbay Ñang bu Ndëngaañ donc lébu gi dama fi bokk kenn mënu maa génn Yoff ba pare am sama titre foncier Ouest Foire bëgg loolu commune bi yàgg nag yëngu ci développement actrice communautaire la lépp loo xam ne dafa soxal askan bi ci lay yëngu bokk naa ci ay association yu bëri. Aminata def na ay études gannaaw ay coup d'arrêt fexe na ba fay li nga xam te ni moo di ay formation ngir mën a yegg ci niveau yi mu ne niveau yu koy may mu mën a jàkkaarloog askan bi. jaar naa école def naa école ba maa ngi duggee li ñuy wax Ndad ba CM1 laa yem Jolof jógee fa dem Tivaouane ma def CM2 amee fa sama entrée en 6e def 3e bi ma defee 3e Tivaouane yàlla dogal ma war a def BFM sama yaay xaw a wéradi ñu ne ma naa arrêté njàng mi parce que maa war a boot xale yi sama ñaari rakk yi dégg nga ma nekk di leen boot pendant un an et demi njàng mi arrêté bi yàlla dogalee sama yaay tane sama rakk bi ma doon boot xaw a màgg tuuti ci laa ñëw Dakar nag nekk fi def ay sama formation bopp ba xaw a élevé defaat ay formation yoo xaw a takku defoon naa ci lu mel ni formation agence de voyage defoon naa aussi formation économie et gestion xaw a yokkaat sama njàng tuuti daal ba mën a am niveau pour mën a waxanteeg sama ay nawle lépp lu ma bëgg a wax. Aminata Dieng doon yaay yàlla may ko juróomi bant mu am borom kër wante engagement am foo ko natt wees na ko ci wàllu politique mu ne ndaxte politique
jàpp ne ni mooy defar réew. mu ngoog Aminata Dieng di kenn ku samp ndëndëm ñu investir ko ci liste intercoalition Yewwi ak Wallu ñu wax ci fitna gi nga xamante ne tàmbali naa gane si campagne électorale gi ay daamaar yoo xamante ne dañ ko yàq ay doomu aadama yu ci jëlee ay gaañu mu nga xewee ca Géejawaay waxi naan Nimzat askan ba fay yeewoo ne nag lu njiit njaaga kenn du njaag ku dul coalition Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan bi ci loolu ñuy sàkku ci ñoom ñu amal seen campagne wante jéem a dëddu ak fitna bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci seen diwaan micro trottoir gi Habib Faye moom moo taataan kàddu yi. xanaa di ko ñaawlu rek ndax ñoom ñi leen koy sant ñoo ngi toog gàddu seeni doom kon nag su ma sañoon suñu xale yi mën a yeewu affaire yi mën nañ koo xeexee feneen fu dul fa violence. suñu sañoon moom wax dëgg yàlla jàmm rek moo fi am quoi parce que Sénégal moom jàmm la ñu xamee te dëkku jàmm la tamit aussi politiciens yi tamit nañ bàyyi di jiital seen intérêt quoi xool intérêt askan wi. parce que askan wi tamit aussi moo leen fi teg quoi nañu xool li nga xam ne ni moo gën ci réew mi incha allah ñu def ko quoi parce que jàmm ci la lépp xaj fii nag ñu ngi sant yàlla quoi bu nekkee Gounass parce que élection dina ñëw ba jeex te doo fi dégg benn xeex doo fi dégg benn xuloo tamit aussi. dafa ñaaw trop ndax ku ne mën ngaa bay sa waar nekk ci waar wi nekk ci waar wee te doo xeex doo xuloo te politique du xuloo du xasaate parce que politique day loo xam ne maanaam dafa yàgg lu war a nekk la parce que ku ne da ngay am choix rek. waaye dañu ñaan yàlla teg ko fi nag. di ko sooxee. bon violence moom mosul baax ci forme yëpp nag mosul baax te rafetul woon tamit mu njëkkee ci géejawaay rafetluwuñ ko mu am waxumal nag rawatina mu njëkkee ci géejawaay te mu njëkkee tamit foo xam ne wax dëgg yàlla jaru ko woon sax jaru ko woon man ni ma ko gisee jaru ko woon je pense que fekkee ne li am démb xaw ma barki démb fële wax naan Nimzat di ko ñaaw lu baax nag. di ko ñaawlu parce que géejawaay xamewuñ koon yooyu quoi. lii delloo ginnaaw démocratie la ci géejawaay delloo ginnaaw la ci population géejawaay delloo ginnaaw la ci askan bi lan la ñuy xaar ci député yi ñu nar a samp fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu jëm diwaanu Ziguinchor la ñu jëm foofee nag ay docker la ñu dajal maanaam baara ñin yi ñooñe nag ne nañ daanaka seen liggéey dafa taggatémbee jamono ji li ko waral di bato yi yëpp conteneurs yi maanaam yëg seetuñ foofee ca diwaanu Ziguinchor loolee lim leen jural nag mooy ay koppar yu néew ndaxte bëri na si ñoom jamono ji ñoo xamante ne seen loxo jotatul seen ginnaaw ci loolu nag ne nañu député yu ñu nar a fal bés bu ñu yeggee ca pencu ndaw réew ma nañu xool bu baax a baax jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ba jéem cee indi ab saafara Lamine Ba lañ ciy àndal. jege nañu juróomi téeméeri docker yi nga xam ne ñu nga yëngatu ci port bu Ziguinchor di fa yaakaare li nga xam ne mën nañ ko fa amee ngir suturloo li nga xam ne moo di seen njaboot waaye ren ji jànkoolteel nañu ay jafe-jafe yu taratar ndaxte li nga xam ne nag moo di activité bi dafa wàññeeku ca port bu Ziguinchor. ren moom liggéeyuñu daanaka moom naa la liggéeyuñu on fait dañu jàppal rek mais daanaka liggéeyuñu moom waaw daanaka liggéeyuñu moom mun naa liggéey parce que fu ñu toll nii daaw campagne mu ngi doon dox normalement on a vu que am na benn bateau bu da jël kii au niveau de vrac beneen bateau di jël conteneur mais présentement amuñu bateau conteneur fu mu toll nii mun naa ne njeexital parce que déjà crise mondiale bi ñëpp ñu ngi koy sentir ni étant père de famille amoo les moyens surtout sa bopp léegi fu mu toll nii pour port baa ngi nii 3 mois la ñuy liggéey sur 12 mois la personne xam nga doo toog 3 mois sur 12 mois nga yaakaar ci port gi loolu moom doxul ci borom kër ay kilifa. njiital docker yi nga xam ne nag ñu nga yëngatu ci port bu Ziguinchor di dëgg li ni mel jàpp ne nag coono wi nga xam ne nag gis nañ ko ren gii mosuñ ko dund. gerte amul Sonacos doxul ñun dañ doon liggéey Sonacos mais Sonacos doxul mat na safee ñaata at Sonacos du mus a embarqué benn bateau torto amul. mais ñun situation boobu la ñu nekk. ñu nekkee fii yàlla defee kaju bi commencé ñi indi fii kaju gouvernement mi ne kaju bi léegi dootul jaar Banjul mais ren lu yàlla xam doy na. consommat dañuy dem bateau dana am bateau amul. docker yi nag bëgg ñi nga xam ne ñooy député yi ñu amee taxawaay bu am solo ci assemblée nationale ngir ñu mën leen bàyyi xel ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel. député dañu waroon a tegoo port de Ziguinchor c'est les 3 raisons. raison Sédhiou Kolda Ziguinchor. doo dégg benn député mu ne dañuy revendiquer suñu port bi war na doon comme port Kaolack wala Dakar. jiital docker yi di gën a dëggal kàddu yi nga xam nag ay xaritam rotal nañ ko mu jëm ci wàllu taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci député yi nga xam ne ñoom la ñuy waaj a fal ci assemblée nationale ba. mais nga ñu ngi ñaan ngal député yi ñu waaj a fallu nii nga am sa ngor am sa ngëm ni doomu aadama askan ñoo lay yëkkati teg la fu nga teg noonu yóbbuloo fa sa bopp da nga fa nekkal ngi tur askan bi.
ngal boo fa nekkee boo fa toogee toogal ci kàddu askan bi. ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu filière ndamaraas bi nag ñoom jàpp nañ ne député yi nga xam ne ñoom lañu war a fal ci assemblée nationale bi ñu dëgmal war nañoo jàppale bu baax a baax li nga xam ne nag moo di chaîne de valeur bi li ko jëlee ci ouvrier ba ci patron bu mag ba. Concerné assemblée nationale ak élus yi ñun liñ ci gën a intéressé mooy nu région de Ziguinchor gisee boppam ci exploitation noix d'acajou yi. parce que noix d'acajou ko wax chaîne de valeur. bon chaîne de valeur bi nag si de commencer depuis ci producteur bi ba ci exportateur bi ba ci transformateur bi ñun li ñu bëgg mooy ay nit yoo xam ne dañu mën a soutenir filière bi ba nga xam ne lépp liñ ci bëgg ci wàllu exportation wàllu transformation wàllu commercialisation ñu am ci loo xam ne dina kawe suñu jot. docker yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci port bu Ziguinchor ren nee nañu li ñu dund ci ay jafe-jafe guléet ñu bëgg nag député yi nga xam ne ñu war a falu ñu bàyyi leen xel bu baax a baax. sunu beneen rubrique muy carnet de campagne agsi nañ ci tey jii ñu ngay wutali diwaan bu Mbandaañ foofee nag mu nga nekk ci département bu Kébémer mu di commune boo xamante ne askan ba fay yeewoo la leen sonal jamono ji moo di ñàkkum ay yoon naka noonu itam ñàkk ndox Mbandaañ booy xool juróom-ñaar fukk ak ñeenti village ñoom ñoo ko seq wante commune ga daanaka juróom-ñetti forage dong la am ngir askan ba de ca naan rawatina jur ga benn piste de production kese lañ fa nemmeeku te yoon woowee sax fa mu waroon yegg àggu fa Thierno Fall. commune bu Mbandaañ yaataayam mi ngi toll ci 200 ak ñeent fukk ak juróom-ñaari kilomètre carré fii nag jafe-jafe bi gën a tar ñeel askan wi mooy ñàkku yoon. boo xoolee nii sama ginnaaw fii ak ngumba kilomètre ak genn wàll la waaye kilomètre ak genn wàll gi oto yi mënuñu fee jaar wala jafe-jafe yu méttee métti lañ fi am ndax yow toon wi dafa tegg fi mu waroon a jaar. fii nag benn rang-rang kese moo fi am ci digganteem ak géewul waaye ba tey taxul mu saafara jafe-jafe yi ndax liggéey bi yeggul. waaye yoon bii buñ ko defaroon. tali ko ba mu yegg géej ga comme ni ma ko waxee jàngooray mbawoo ci wàllu yoon doon téeméer mën nañ juróom benn fukk yi dana saafaraw te loolu nag moo li nga xam ne président Macky Sall man Assane Seck maire commune Mbandaañ Wolof mooy soxla bi nga xam ne bu soxla doon benn daal loolu mooy soxla. commune bu Mbandaañ mi ngi lëkkale lu toll ci juróom-ñaar fukki dëkk ak ñeent waaye lim bi fi am ci ay forage néew na lool ngir matale bëgg-bëggu askan wi ci wàllum ndox. 8 forage yoo xam ne nii am na fi mais ba tey pour dire vrai ndox mi li ñuy produire daanaka doyul pour population bi ndax zone la boo xam ne nii booy xool jur gaa ngi fi macha allah nit ñi ñu ngi béy nit ñi ñu ngi naan. li ma bëggoon ñaan ko bind ko mooy ñu defal ñu Mbandaañ ci boppam. comme am na forage bu ñu fa defoon à point ñu defal ko château d'eau waaye dëgg-dëgg liy saafara nag ci wàllu ndox li ñu bëgg dëgg-dëgg mooy ay forage yoo xam ne mbay képp lañ koy def. muy ay jafe-jafe yu nga xamee ni si askanu Mbandaañ bëgg nañ député yi représenté département bu Kébémer ñu taxawul leen ci bu ñu yeggee ci assemblée. parce que aussi député bu ñu la élire sa population li muy soxla mooy nga yeggal seen baat fi mu mënta yegg. parce que loolee aussi am na benn attente bu mag boo xam ne ni population bi am na ko ci seeni ginnaaw te yaakaar nañ ne ci ñoom la ñuy yaakaar aussi pour ñu mën kaa yeggale ba mu mën a saafaru. commune bu Mbandaañ mi ngi nekk ci département bu Kébémer fii nag askan wi fi yeewoo toll nañ ci fukki junne ak juróom-ñeenti doomu aadama ñi ci ëpp di ay pël ak i wolof di yëngatu ci wàllum mbay ak càmm. Thierno Fall gannaaw campagne bi ci terrain bi itam beneen campagne ñu di ko nemmeeku ci internet gi lu ni mel. Campanette la ñu ko duppee ñun Mamadou Ndiaye moom moo ko gàlloo Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ibou Kane di nuyu internautes yi ñuy suivre ci suñu plateforme Facebook live YouTube live ak Instagram live jaajëfal bu baax téléspectateurs yu télévision Futurs Médias. bokk na ci li ñu sàkku ci candidat yi ñu amal seen campagne électorale te lépp ànd ak dal la ñu nemmeeku ca Géejawaay Thiès itam nemmeeku nañ fa lu ni mel ci ñaari candidat ki nekk ci Yewwi keneen ki nekk ci Benno Bokk Yaakaar wante fitna. gisuñu ko ca. voilà comme ni nga ko waxee démb gis nañ lu doy waar fële ca Géejawaay internet yu bari doon ko ñaawlu ñu ci bari bëgguñu gis image yu ni mel ci campagne électorale bi rawatina ci période yi nga xamante ni fi mu ne nii li ci gën a am solo ñëpp a ngi yor seen téléphone portable wane seen live yi yeeg mais surtout gën a fësal programme yi nga xamante ni askan wi loolu lañ gën a soxla loolu xewoon Géejawaay nag contraire ba moo xewoon fële ca Thiès ndaxte bu ñu seetloo candidat bu Benno Bokk Yaakaar di Abdou Mbow daje kii di Birame Souleye Diop bu Pastef bi ñu dajee amul benn coow liñ ci seetlu sax mooy waxtaan bu am solo boo xamante ni séq nañ ko ay internautes daal di koy filmer partager ko ci réseaux sociaux yi ñu dégtal leen ko.
image bu foor a ngi nii ah ñaari doomu Cees yi image du jour am ko micro yaay boy defal ni yaay amani Sénégal sawaay do bàyyi kii kii de moom de bëgg ak pas-pasam amul naatable fooye wu ko caaxaane wu ko jaayi koy tamit ñun ñii dañ ko respecté Abdoulaye Wade moo taxoon ñu xamante. voilà mu nekk kii di dajeek Abdou Mbow bu Benno Bokk Yaakaar ak kii di Birame Souleye Diop bu Pastef gis nga ni ñoom ñaar waxtaan la mujjee ñoom ñaar ku ci wane ni seen dëkk bee la ñor muy Thiès mu nekk lu am solo xiiroo ngaayoo soxlawuñu ko wala ñu ci bëri ci askan wi bëgguñu ko gis ci campagne électorale bu ñu ci jógee ñu jàll ci waa Yewwi Askan Wi Barthélémy Diaz mi nga xamante ni dafa am présence loolu ci réseaux sociaux yi moom mi nga xamante ni saa su ne day partagé ay activités am rawatina ak actuellement nii caravane yi nga xam ne mi ngi koy amal fii ci Ndakaaru actuellement ñi ngi seetlu ni ci bu ñu sukkandikoo ci page Facebook officielle am moom Barthélémy Diaz mi ngi fii ci Wakam di amal ndaje mën nañ leen ko dégtal gis ni live bi bari na lool ay ñi nga xamante ne ay militants lañu wala ñi nga xamante ni tamit ñoo ànd ak ñii di waa Yewwi Askan Wi ñu dégtal leen ko. ñëw seet si suñu doomu nday Chérif Diatta monsieur le maire muy nit bu gëm boppam nit bu gëm yàlla ak nit tamit bu gëm démocratie kon nag ñu ngi koy jaajëfee ñu ngi koy gërëm di ko sant mbokk yi daal lu ma bëggoon daal ngeen waxal ma njaboot yi ak dëkkandoor yi baxte nee na lu nekk ci assemblée nationale ci mbalit lañ ko nar a génn parce que ab député buy saaga buy xuloo voilà mi ngi noonu waa kii di Barthélémy Diaz bu Yewwi Askan Wi actuellement mi ngi amal ay caravanes yu am solo di ko partagé ci réseaux sociaux yi beneen bi fi kii di Aminata Touré bu Benno Bokk Yaakaar mi nga xamante ni tournée bi muy def fële ca mën nañu wax nord Sénégal am na solo gis nañ pecc yu am solo yi gis nañu image yi nga xam da koy partagé waaye internet yu bari dañu ci taggee ak suñu hashtag bi di sunu législative 2022 boole ci TFM mais surtout ndaje bi nga xam ne daje naka ak jokkalante kii nga xamante ni amal na ko ak kii di Omar Sarr mu nekk loo xamante ni image yi def na tour ci réseaux sociaux yi waaye surtout tatagal gi ak nuyoo gi ñu ci bari daal di koy partagé ci réseau social bii di TikTok. leen di nuyu di leen ziyaare naka la jeunesse les héritiers de Sidia monsieur le maire Omar Sarr Baye Dior maa ngi lay nuyu. voilà campagne bi du rek ci terrain bi ci réseaux sociaux yi dafa am solo am na image tey bi nga xamante ni toujours dañuy des ak kii di Aminata Touré bu Benno Bokk Yaakaar image bi nag xam nga internet moom dara du nëbbu waaw da ngay gis parfois yenn images yi gis nga que nii ñu si encercler ko daan ne Aminata Touré mi ngi doon suivre lii di direct bu ñii di waa Pastef bi Yewwi Askan Wi donc loolu nag fi mu ne nii ñu ngi koy partagé am na ni ñu koy waxee xam nga ni parfois ci réseaux sociaux yi yu ci bari du nëbbu day feeñ booy def direct ñeneen ñi di suivre dañ la koy fësal donc yii bari na ci ay internet yu ñu ko partagé ñu nit comme que dañuy def campagne te lépp li xew ci biir internet bi la ak campagne électorale télévision Futurs Médias di leen ko dégtal bis bu ne comme ni ngeen koy gisee ci image yi noonu ak suñu hashtag bii di sunu législative 2022 wala sunu législative boole ci TFM Ibu tey lii la ñu tënkoon rek ci li nga xamante ne mooy campagne en attendant suba ñu daal di yeggale yeneen vidéo yeeg wala déclaration yi wala ndaje yu am solo yi nga xamante ni ñii di candidats yi ñu koy amal rawatina aussi ci réseaux sociaux yi. jërëjëf mu nekkoon Mamadou Ndiaye doon leen gunge ci campagne lépp loo xamante ne lu fës la ci campagne électorale gi ci réseaux sociaux yi bés bu jot Mamadou Ndiaye dina fi teew ngir dëgtal leen ko li ñuy tàggoo mbokk yeeg xarit yi moom mooy programme coalition yi ci ëllëg yemook gaawu fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet Aar Sénégal ñoom kon jàppale ne dinañ nekk ca Nioro ak ca Kaffrine coalition bokk gis-gis liggéey ñoom ñu nga dëgmal Matam ak Kanel les serviteurs MPR kon dinañu nekk ca Touba Mbacké Cité Nouvelle ak Ngaabu coalition Natangué moom ñoom dañuy defandi ab pause dibéer la ñu nar a reprendre nar ci teg ak meeting bu mag fële ca diwaanu Pikine coalition buntu bi ñoom ëllëg dinañ dem ca diwaanu Fatick Wallu nekk ca diwaanu Mbour ak Fatick ñoom itam Yewwi liste départementale bu Dakar bi niki ëllëg kon dinañ ne HLM ak Biscuiterie Benno Bokk Yaakaar ëllëg
ëllëg kon dinañ xuus dem ba diwaanu Tambacounda mbokk yi xarit yi fii la ñuy yem ak yéen tey ji ci li gënoon fës ci campagne électorale ngir législative 2022 jërë ngeen jëf ci seen teewlu.